mbokkee xarit yi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen nuyu bu baax di am mbégte ak kontaante ci ànd bi ngeen wéy di amandeeg ñun seen émission éclairage daal di dellusiwaat ci télévision Al Mouridiyyah ñu ci waxtaanee mboolem lépp loo xam ne actualité la moo xam mu soxal dëkk bu sell bi di Touba wala sax Sénégal gi wërngal këpp saa sunu tollee nag daanu dalal kenn ci koo xam ne jàpp nañu ne xam-xamam ak taxawaayam mën nañu gindi askan wi leeral leen ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee loolee moom moo sabablu ni ki tey jile ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Badara Niang ñu gën ko xam ci Baye Alla nekk conseil municipal ci mairie bu Touba waaye tamit nekk rapporteur bu commission bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu aju ci li nga xam ne moom mooy wàllug assainissement moom la ñu war dalal fii bu ma leen waxee fonction rek di ngeen xam ni ñu ngi waxtaanee li nga xam ne moom mooy wàllu assainissement fii ci dëkk bu sell bi di Touba Baye Alla ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoog ñu bàyyi xel ci Al Mouridiyyah TV. jërëjëf sëñ Oumar ñu ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax a baax di la yóbbante ay nuyoo ci jëwriñ ji Serigne Youssoupha Diop. ak ñi ngeen bokkal liggéey bi yëpp rawatina nag ñoom sëñ Kébé si ñaan ñi nga xam ne yéen a ŋànk télévision Al Mouridiyyah di télévision yoon wi di télévision wu murit yi lépp si ndigalul Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu ciy profito ci turu maire de la commune de Touba Mosquée turu bureau municipal bi yëpp adjoint au maire yi mais conseillers municipaux yëpp ci turu jataay bi ma toog tey Serigne Cheikh Abdou moom sëñ Damata sëñ Abdoulaye yi nga xam ni mooy président wu commission de l'assainissement ak Serigne Khadim Sam mi nga xam ne mooy vice président bi man ma nekk rapporteur bi wante membre wu commission de l'assainissement bi yëpp nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di ñu teewlu ak waa dëkk bi yëpp di yëkkati ay ñaan yu gën a sell di ko jagleel suñu sang bu tedd bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla doole guddal fanam wérali cëram suuxatal ñu ay yéeneem ba wax dëgg yàlla lépp li mu bëgg a liggéeyal maam ju tedd yàlla defal ko tawfeex mu matale ko te ñu àndante ko di ko doole ñaan laat rek yàlla sàmmal ñu ko bu baax a baax ndax ndamul àdduna bépp la waaye njëriñul àdduna bépp la rawatina nag ñun yoonu murit ak dëkk bu tedd bi kon loolu ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu njabootu Serigne Touba gi yëpp waaye di nuyu taalibe yëpp wax dëgg yàlla di leen sant di leen gërëm sëñ Oumar jërëjëf yow tamit ñu ngi lay sant bu baax ci wuy si gi nga wuy si télévision Al Mouridiyyah junj naa ko léegi ci ponk yi mooy daanu waxtaanee li nga xam ne moom mooy wàllug assainissement ci dëkk bu sell bi la di Touba laaj bu njëkk bi ay ndaje yu bëri sellu nañu ne def ngeen ko ci muy ay CLD ay CRD ay CDD ki CRD lépp ngeen jagleel ko wàllug assainissement dëkk bu sell bi la di Touba fan ngeen toll ci liggéey boobu naa koy jërëjëf Serigne Oumar laata may yegsi ci ndaje yooyu nga xam ni daje nañu ko rek damay dellu si rek di jëmmalaat ñaan ak yéeney Serigne Touba Cheikhul Khadim wànne mu jaarale ko ci njabootam yëpp xalifaam yi fi nekkoon te yàlla dogal ñu ñibbi aljana ñu di leen ñaanal yàlla woyefal suuf seen kaw te taaf ñu ci seen barke wande njabootam gi fi nekk léegi di Cheikh Mouhamadoul Mountakha nekk ci bopp bi wande ñoom ñëpp ci kër yëpp koo ci dem ku ne yéene bi benn la mébét mi benn la mooy gàttandu askan wi wande lépp ci ndigalul sëriñ bi ba seenu nekkin ci dëkk bu tedd bi mu nekk nekkin wu woyof nekkin wu yemb nekkin wu ànd ak jàmm ak salaam ndax loolu la sëñ bi sàkk woon ci dëkkam bu tedd bi mu mel ni loolu ñun ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllu commune Touba Mosquée te sëriñ bi tànnal boppam njaboot ga fa nekk yëpp sas ñu di ko wuutu ci yittey askan wi fekk na loolu nga junj ci suñu biir mébét at mu nekk dañuy taxawal li nga xam ni mooy suñuy mébét lu jëm ci at mu ne loolu nag bu ñu koy tënk aussi danañ ko ginnaaw bu ñu ko yoonalee ginnaaw bu ñu ko wotee danañ ko jëmmal ci li nga xam ni moom la ñuy wax PA yi
PAI mooy maanaam plan annuel d'investissement nga xam ne day jëm ci ay liggéey yu nga xam ne yu am takku la wala ay mébét yu nga xam ne fokk ñu inscrire ko ci programme boobu plan boobu nga xam ne loolu dañu koy siiwal dañu koy yónnee kuréeli état bi dañu koy yónnee aussi organes yi nga xam ne ñooy ñuy contrôler nga xam ni lu demee ni que ARMP lu demee ni que DCMP nga xam ne lu ñu yëngu rek ci biir liñ ñu dénk danañ leen yónnee mébét yéen ci am d'abord nga xam ne buñ ca yeggee buñ ko di exécuter loolu yëpp day dëppoo ak la ñu leen waxoon ba nga xam ne danañu mën a gàttandu ci orientation wala gunge ñu ca biir loolu mais ñu tënku ñun aussi ca la nga xam ne xalaatoon nañ xayma ko ñu yem ci biir loolu ginnaaw PAI boobu kon yaakaar naa ni wax nga ko léegi am na yeneen yu nga xam ne accompagnement yu jóge ci état lay doon lu jëm si dëkk bu tedd bi ginnaaw bu sëriñ bi ak ñaanam akub taxawaayam jëm ci ñun ba yombal kenn ku ci ne loo fi jëm si aussi yoon yi day leer a leer ba nga xam ne xëy na jëfin wala ñuy wax wante xalaat yi moom ak jëmmal yi moom day doon lu nga xam ne moom vraiment lu tegu si aw yoon la loolee pour won la ni yooyu yëpp am na ci ba ñu yegg si ci yooyu ngay junj muy ay programme yu nga xam ne ginnaaw ñun lu ñu waxoon ci commune bi xëy na dinaa ci dellu si ci kanam wante xëy na yu nga xam ni rek dafa aju ci lu jëme ci état yaa ngi koy wax léegi ndax moo waral ndaje yooyu ngay wax ndax bi nawet bi du jub si am na taxawaay bu nga xam ni mooy le PDA gouverneur dafa ñëw ànd ak les préfets et les sous-préfets ñu def fi li nga xam ni plan d'assainissement annuel parce que c'est le PDA bu nga xam ni état moo ko organisé mais ñu jëmmal ko ci Touba nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu assainissement nañu ko wutal programme bu ñu ficelé bu yem bu ñu tëralee PDA nag dafa mel ni ñooñu nga dund ñëpp dañuy dugg ci biir parce que état ak lu muy def da caa war a feeñ commune ak lu muy war a def da caa war a feeñ mais yeneen partenaires yu mu war a doon aussi lu ñuy def da ca war a feeñ parce que dañu war a link action yi d'ailleurs looloo taxoon sax bi ñu koy def demuñu gouvernance demuñu Dakar mais dañoo ñëw fii ci commune Touba Mosquée wu tous les acteurs ba lu ñuy wax lu ne ñu mën ko harmoniser tënk ko ci benn plan bu nga xam ne bu ñu koy exécuter dara du ci ruuboo parce que wàllu assainissement ak lu mu doon lu ne bu programme yi ruuboo rek mu indi ay problème moo tax comme ci dëkk bi la jëm te secteur bi ñuy dem benn la mais lañ ca war a def aussi lenn la c'est-à-dire c'est l'assainissement fexe ba muy ndoxum taw mi muy ndoxum usines yi bu mu lor nit ñi bu mu yàq dëkk bi il faut que loolu action yan cay def lépp ñu lëkkale ko ba nga xam ni kenn ku ci ne bu exécuté da nga mën a jëf la ngay jëf te du tere bu àndeek leneen la keneen di def vraiment doxalin wa dana doon benn du am benn yàqu-yàqu loolu PDA boobu fii ne fii lañ ko defee ci début d'année bi nga xam ne gouverneur moo dikk président ni mel na ko waxee le préfet le sous-préfet ak même les chefs de village yi nekk ci dëkk bi ñëpp a ngi fi les délégués de quartier mais lu mel ni Touba ca kanam association Touba ca kanam di ONG yaakaar naa ñegoon ci biir ak seen liggéey bu am solo ñoom tamit ci dëkk bi loolu yëpp dañu koy link ba nga xam ne buñ ko tënkee ci programme buñ ko def rek dara du ci am jafe-jafe moo tax ginnaaw bu ñu tëralee loolu réunion yu bari yeeg ak activité de suivi yeeg descente sur le terrain yi ñu doon def dafay laaj PDA boobee nañu ko waxee woon c'est-à-dire waxtu wu ci ne nañu ko programme ne waxtu wii lii la ñuy waxtu wii lii ñu def bu waxtu woowu jotee war nañoo dem seeti ba xam lii ñu waxoon nii nañu ko jëmmale woon exécuté nañu wala bu ñu koy jotee est-ce que dëppoo na ak la ñu waxoon loolu moo waral activité yu bari yooyu ñu doon def ci terrain te yu ci bari bari ñu ci doon ànd yaakaar naa ni fekkee nga ko ñu ngi ci doon teew ñun tamit au niveau de la commune en tant que patrimoine sëriñ bi wànde di ki nga xam ni mooy institution bi ñu dénk dëkk bi nga xam ne même état bu dee liggéey la aju ci moom bu dikkee aussi day jaar ci commune ñu àndante kook moom ba lu ñu ciy def la commune man ko topp man ko saytu man ko gàttandu pour askan wi yeneen partenaires yi aussi bu ñu dee ñëw noonu la ci commune di ànd dinañ ñëw ci partenaires yi bu dul plan bi nga xam ne xëy na moom ngeen di jébbal ñi ngeen ko war a jébbal ak experts yeeg yi nu mel ban taxawaay encore la commune bi di am ngir mën a taxawu askan wi ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu jànkuwanteel te muy tukkeekoo ci wàllu mbënd mi waaw commune bi moom xam nga li muy def mooy li ma la wax moom dañu koy tëgg ci suñu bu ñuy waajal suñu budget dañuy def li ñuy wax maanaam consultation populaire ndax dañuy woote loolu la ñuy wax orientation budgétaire c'est-à-dire mébét yi nga xam ne dañ koy def parce que boobaa quartier yi pour assainissement mi ku nga xam ni inondé woon nga daaw sa délégué de chef de village dana ñëw ne attention fekkat nangam ak nangam waa marché Ocass dañuy ñëw yeneen marché yeneen quartier kenn ku ne day ñëw wax bu ko defee loolu yëpp commune bi da koy déglu maanaam saytu ko tënk ko xam ni ñii li ñuy soññe pour que commune jéem ca dara lu boni fokk mu xayma nangam ne bu ma cay dem lii danaa ko ci def en terme de moyens wante la muy def aussi action ba lan lay doon loolu dafa war a leer ca programme te loolu lépp dañu koy tënk ci orientation budgétaire bu ñu ñëwee bay wote suñu budget la ko war a def dañu ko cay jëmmal solal ko ca
ba bu ñu demee ba war ko dérouler li ñuy wax le plan de passation des marchés publics muy li ñuy wax PPM. nga xam li ñu war exécuter yëpp dañ ci war a inscrire ak date ya délai ya fond ba fa mu war a jógee ak waxtu wañ ko war a exécuter lépp dañ ko cay tracé loolu lépp daf cay leer. loolu fi mu ne ci biir PAI bi action yu bëree bëri at yëpp la ñu koy def mais rawatina ren jii. ak at yu nu jëm nii parce que xam nga màggal gi léegi surtout parce que dafa doon lu spécial. dafa dugg ci contexte bu nga xam ne léegi loo daan def benn fokk nga def fukk wala lu ko romb. pour vraiment nga mën ci kii danañ ci dellu si. waaye pour te dire que ni loolu nga wax nga xam ni ci biir suñu PAI yi wala li nga xam ni tënk nañu ko ci suñu budget ren pour war ko def. yaakaar naa ni koom mu bëri la dafa baaxul en général ci biir kilo yi ce qui est le budget xëy na ñëpp am nañ ko. waaye nag ndax dafa doon lu laal ponk yu bëri ba doo man lu dul ne c'est-à-dire nangam loolee waajal nañu ko xayma nañu ko pour que vraiment ñu mën koo jëmale ci wàllu programme d'assainissement. action yu nga xam ni commune war na ko def. te mu aju ci. action yu bëree bëri du benn action loolu fii mu ne ren mën na dem ba aviationner vraiment les 400 millions wala lu ko ëpp. est-ce que loolu daf ci bokk aussi ci xëy na ndàmpaayu muñandeku ci ñi nga xam ne dañoo loru te mu tukkee ko ci mbënd mi. li ma tudd nii maanaam ndàmpaayu muñandeku nekku ci. ndax ndàmpaayu muñandeku dafa am ci feneen fu muy génn. loolu ci wàllu budget de fonctionnement. la ñu koy waajaale maanaam loolu soutien la wala bokk lu nga xam ne dañ koy defee les sinistrés en général et les indigents loolu ci beneen kii la bokkul ci lii lu ma ci tudd ci wàllu investissement la jëm investissement mooy lu nga xam ne ay action la yu concrète yu nga xam ne war nañ koo def di ay taxawaay yu dëgër c'est des travaux wala c'est des actions yu nga xam ne nañ ko def loolu mooy parce que budget noonu lañ koy analyser dafa am loo xam ne fonctionnement la am loo xam ne dafa jëm ci wàllu investissement investissement da doon yu nga xam ne yu jëmm la doon comme nii dëkk bi demee ni nga xam ne loo war a dem def ko daal wala bokk nga jënd lu nga xam ni wala nga indi matériel bu nga xam ne loolu dafa war a liggéey lu nga xam ne dafa taxaw ni bokkul ak ay ndàmpaay danañ ko def naam alors yu bëri lañ ciy def. ci at mu jot loolu moom c'est budget la bu nga xam ne at mu jot dañ koy def yëmul ci ñi nga xam ne dañu mbënn mi da leen laal rek mais képp ku nga xam ne am nga loo yàqule ñi lakkale dañ leen di jàppale. ñi mbënn ki la ainsi de suite dañ leen di jàppale képp kuñ ci recensé bu ki la commune dana ci def am na ñeneen ñu nga xam ne dañuy ay wéradi quelquefois ñu war leen a jàppale ay ñu nga xam ne dañu war a defi leneen ainsi de suite comme accompagner loolu moom ca côté boobu ci lay dugg waaye wàllu investissement li ma junj ni ci investissement rek la mu ay action yu concrète dañu nga xam ne ci suñu biir PAI yi effectivement lu ñu war a exécuter ci at mi lay doon. alors gis nañu ne aussi état du Sénégal. dafay ànd ak yéen. ci li nga xam ne moom mooy wut ay pexe. naal ay pexe ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy jànkuwanteel. te muy tukkee ko ci mbënn mi. bokk na ci plan boo xam ne 23 milliards lanu ca jukki liggéey boobu noonu ak it nan la ko askan wi jàngatee ginnaaw bi nga xamee ne génnee nañu ko def ci lu bari def ci ay moyens yu bari est-ce que askan wi gis nañu ci seen bopp yéen ñi nga xam ne souvent yéen a ngi sur le terrain. c'est ça jërëjëf encore sëñ Oumar loolu moom laa la wax lépp ci biir PDA boobu maanaam daf cee nekk waaye balaa may biral li nga xam ni état bi def na ko yaakaar naa ne à côté naa njëkk a biral yenn ci ay ponk yu nga xam ne ci suñu PA yi c'est-à-dire ci biir commune bi jëm na ko du doon lépp parce que dana gudd lool wante pour vous dire rek yaakaar naa ni mbirum mbënn léeg-léeg nga gis fu nga xam ne ndox dafay walliku mu taw muy biig rek wala bërki biig taw bi fu nga xam ne lii daar war nañ fa am action de curage xam nga loolu kon laaj na oto yu baax yu nga xam ne ay hydrocureur yu nga xam ne day gaaw jël ndox moom parce que boo loolu boo ko amul rek toujours ndox moom a kañ nga ko fay jëlee bu fekkente ni amul réseau li am réseau moom day dem parce que action yu commune bu dee def ci action yu mel noonu lay participer ci assainissement dana am yeneen yu gën a luur lu nga xam ne état moo koy jël danaa ci dëkk par exemple buntu commune ci wet gi féete nii bërki démb taw bu njëkk bii rek dañ fa yónnee ay hydrocureur mais def nañu plus de 27 rotations def nañu ko pour ndox ma fa nekkoon jeex loolu estimé ko en terme de coût hydrocureur yooyu pour te dire ñoo ngi fekk yu nga xam ne daaw la ñu ñëw yu bees c'est 2 hydrocureurs yu nga xam ne on les a acquis à hauteur de 144 millions de francs CFA ñaari hydrocureurs c'est 2 hydrocureurs benn bu ci nekk de 20 mètres cubes yu muy jël fekk na en 2019 jëndoon nañu yeneen ñaar yu nga xam ni 120 millions la ñaar yi jël te benn bu ci nekk dana jël 10 mètres cubes d'eau dana ko mën a pomper yóbbu ko tuuri ko dellu si waat
xam nga yooyu c'est des actions yu nga xam ne moo tax ñun suñu pays yi aussi am na lu ñu ci def lu nga xam ne par exemple les actions de entretien réseau ak égout loolu aussi commune dafa bari lu mu ciy def par at c'est-à-dire réseau bu sakk la lu curé nga xam ne c'est des curages manuels yu nu war a def wala santaane ñu ko def loolu aussi xaalis bu bëree bëri lañ ciy def par at entretien wu canaux yooyu di ko entretenir di ko defar par exemple loolu aussi c'est beaucoup d'argent commune di ko def loolu lépp ci montant bu mag bii ma la joxoon da ciy dugg rubrique par rubrique sans compter yeneen actions yi nga xam ne c'est des actions remblées c'est-à-dire fu nga xam ni ndox dafaa kile ñooñu dafa xóot ñu war leen koo sëkkal war leen koo maasale loolu la ñuy wax action terrassement ak remblai yooyu aussi alal ju dul jeex lañ ciy def pas plus que daaw ak ren rek maanaam charrette yi dong yi nekk ci dëkk bi béréb yi nga xam ne fi la ñuy defee seen garage bi day melokaan bu nga xam ne ñoom duñ fa sax mën a kii nit ñi duñu mën a accéder ci yooyu pour mën a dem on est obligé dem topp garage charrette par garage charrette di jënd wala boog dem yónni ay camion parce que am nañu ay camion yu ñu yor mais terewul loola du doy dañuy luyewaat yeneen camion def ci carburant di leen fay ñu tibbi suuf dikk ñu yóbbu machine pour mu di ko terrasser di fa sotti suuf di ko yooyu yëpp ay action la yu nga xam ni loolu commune ci wàllu li muy def dans le cadre de ces investissements loolu da koy def ci biir plan bi lay dugg ci biir lay dugg loolu dañ koy inscrire mënu ci ñàkk moo tax montant bi doo ko tuddi noonu dañ koy tas ci ay action loolu laal doon junj kon ñu xam ni commune bi chaque année mais ren ak at yu ñu jëm da cee raw ab taxawaayam ci wàllu jëm assainissement moom àla kulleen yéen bu rëy la ñote on est obligé de le faire ndax contexte bi ñu nekk ci biir nawet bi ak màggal gi ak it nag fusionné mu dëkk bi sax ni suuf si tëddee dafa mujj jafe parce que tabax yaa ngi yokkutu institut yeneen yaa ngi yokku ba dafa créer sax inondation yi nga xam ne yenn gox yi nga xam ne daawuñu am te léegi ñu am kon ñooñu fokk ñu dem ba am day gën a yokku di gën a law pour le moment ndax loolu li ko def aussi réseau bi dëkk bi xam nga rëyaay wi kenn xamul nu mu toll mais aussi li fiy wàcc ci ndox ci at yi on a vu que ni premier ministre dafa mel ni dafa soppeeku par rapport ak ni muy ñëw ku nekk démb ak tey rek ku nekk gis nga ko par rapport ak li ñu daan am ci comment dirais-je li daan tuuru ci ndox ci par bis wala par taw mi ngi yokku gu nga xam ni kenn xamul lu mu doon booleeg population dëkk bu yokk bi transport bi le trafic nit ñi fenn fu nañu fay dem yooyu yëpp day indiwaat yeneen action yu bees yu nga xam ni àla kullialin fokk ni ñu taxawoon ci assainissement ñu gën am beneen taxawaay bu gën a yokk pour que vraiment nit ñi mën a dem ak a dikk mën a dëkk ci dëkk bi nga xam ni vraiment dana dëppoog loolu léegi nag par rapport ak li nga xam ni état programmé na ko moom aussi ngir gunge commune bi wax dëgg yàlla ndax assainissement doon na lu nga xam ni casse-tête la du ma ne sax commune wante casse-tête la pour tous les états yu nga xam ne nekk nañ ci condition yu mel ni Sénégal nekk ak Touba ak yeneen gox yu mel ni moom parce que assainissement dafa diis dafa laaj investissement yu lourd yu bëree bëri c'est des centaines et des centaines de milliards yoo mën a def te nit ñi duñu ko yëg duñu ko gis te kat pour nga am ca résultat à 100% lu jafe-jafe la donte nag loo cay def lu ne lal ko ci ay études yu wér xalaat ko ña koy exécuter mu door ñu nga xam ni vraiment am nañu gëm-gëm ak loolu ba nañu ko tëggee ci biir les cahiers de charge lañ ca wax lépp nañu ko respecté noonu parce que bu ñu ko defulee mooy indi vraiment yi nga ciy gis c'est-à-dire yaakaar ne da nga ci am lii nga am ci effet contraire vraiment yooyu yu doy waar a doy la mais pour en revenir état ni nga ko waxee nii c'est-à-dire depuis daaw bi mbënn mi méttee daaw dafa amoon un programme d'urgence bu nga xam ne daf ko teeloon na programmé woon daaw au moins pour gàttandu daaw c'était un financement de 4 milliards yu nga xam ni defoon nañ ko pour parce que booba xam nga ndox yi ni mu demee Kër Ñang bassin ba dafa mujj wàlli ko tuuru ci nu mu tëddee loolu nag lenn voilà li doon ñëw bëri na bëri gu nga xam ni te ren jii aussi day gën a bëriwaat lay ñëw foofu Kër Ñang parce que am na yeneen réseau wala yeneen kilo yu ñu defar yu nga xam ni fokk mu jaar ci station Kër Ñang bi loolu moo taxoon daaw bi bassin bi kilee tey mbënd mi opération Orsec bi ñëw au delà wu yeneen action yi daar li ñu waxoon il fallait que ñu dolli yeneen ñaari conduite yu nga xam ne day jógee Kër Ñang maanaam continuer waat ci bassin wu Pof di ba ñu mooy le second bassin bi ñu defaraatoon parce que ñaari bassin yi ñoo fi nekk ñaari exutoire ñoo fi nekkoon mooy bu nekkoon Daaru Rahman ak beneen bi nekkoon Pof di il fallait que ñu defaraat ñaar yu nga xam ni dafay dolliwaat yeneen yi njëkkoon a tudd nga xam ne moo dem ci bassin Kër Ñang bu autant pour moi Daaru Rahman bu njëkk bi mais yu mujj yi moom Pof di lañ ko yóbbu woon pour que ndox mi gën nii muy tuuroo ci Kër Ñang ni muy ñëwee pour mu ubbi ay kilé yu nga xam ne da koy donc Kër Ñang mooy ravitailler yeneen mooy yóbbu yeneen c'est-à-dire Kër Ñang réceptacle relais la
mais nag day jot transmettre. station de pompage yi nekk ci dëkk bi ak yeneen réseau yu nga xam ne c'est des réseaux gravitaires yuy dem directement soxlawul ay station de pompage yi nekk ci dëkk bi yëpp day versé Kër Ñang lay jaar d'abord. amul feneen fu muy jaar Kër Ñang lay jaar ba pare door a jógewaat Kër Ñang mu am refoulement bu ko yóbbu déjà Daaru Rahman wala mu yóbbu ko fële Pofdi. moo tax la fa nekkoon foofu aussi ci Kër Ñang y avait 4 pompes ñoo fa nekkoon. 4 pompes ñoo fa doon liggéey chaque année. 4 pompes yu mag yu nga xam ne ñooy jël ndox mi nekk Kër Ñang propulsé ko yóbbu ko Daaru Rahman ak Pofdi mais gis nañu ne ndox mi doon ñëw di jóge ci dëkk bi daaw avec investissement yi nga xam ne dolliwaatoon nañ ko ci dëkk bi muy Touba ci kanam wala muy feneen ak parce que il le fallait. yeneen gox yi ñu ko def yëpp mënuñu ko fa woon a ñàkk bañ a def parce que foofa melaatoon na melokaan bi nga xam ne bu njëkk bi ñuy def lu njëkk bi melul woon noonu. mais ni ma la waxee dëkk bi urbanisation bi ni muy demee nii day créer yeneen effet yu nga xam ni dëkkuwaay yi day gën a kii dañuy kon ne tabax dëkk bi espace yi ndox mi doon kii dal amatul parce que ay taax la ay marché la ay ainsi de suite espace bi day manqué bu espace manqué te ndox mi gën a bëri mais c'est parce que dootul xaj ci mbedd yi dootul xaj ci penc yi mu doon def bu ko defee day créer problème yi nga xam ni fokk ñooña fa nekk aussi nga dem def fa dara te fa nga ko def dara obligatoirement day jaar Kër Ñang bala muy jàll feneen. loolu moo taxoon ndox ma gën a bëri gu nga xam ni noonee mu tuuroo woon daaw vraiment mu doon ay jafe-jafe yu nga xam ni kenn xamuloon moo tax ren bii ñu tëggaatee PDA bi. alors état bi aussi ci programme d'urgence bu nga xam ne bëggoon na ko ci def mu programmer une enveloppe de 23 milliards de francs CFA pour bëgg ko defaat ci biir réseau d'assainissement bi ak it infrastructure yi nga xam ne moo fi nekk. loolu nag ki ni mu ko tënkee woon. am na ñaari volet la parce que benn bi ci yóbbu ndox mi la. eau pluviale bi. loolu bokk na ci ñaari conduite yooyu ñu liggéeyaatoon bees. yu jëm ci Kër Ñang ñu fagguwaale ci ñaari pompe yu mag yu nga xam ni moo ëpp pompe yi nekkoon station Kër Ñang mën naa ni sax dispositif ba fa nekkoon capacité waaw dispositif ba fa nekkoon bépp ñaari pompe yi ful na ko ñaari yoon ndax ñaari pompe yi benn pompe bi ci nekk am na capacité de pompage de 1000 mètres cube heure loolu du lu ndaw wante wëlbatiku ci Kër Ñang donc station Kër Ñang bi ñu programmé fi bassin bi ci boppam ànd nañ fa dem na am na niveau bu mu amoon nga xam ni ci comme rez-de-chaussée bi nii maanaam ci la kii bi yemoon mais nag profondeur ba moom pratiquement mat na ay 10 mètres 15 mètres ci suuf noonu la yemoon li ci des ay grille woon nga xam ne nag ndox mi basaa na ñëw ba toll foofu rek bu demul rek day daal di wàlliku moo tax ñu ne woon bassin bi dañ koy yokkaat non seulement nañ yokk pompe yi mais nañ yokk bassin bi te loolu ci biir enveloppe boobu lu bassin ba fii mu ne nii boo taxawee ci pind bi maanaam fi mu yem man bu ma fa taxawee daf may sut c'est-à-dire mënatuma ko jot nii sama taille kon loolu yaakaar naa ni ëpp na 2 mètres parce que man lu boni je fais ay 1 mètre 80 1 mètre 60 quelque chose comme ça daf ko ëpp kon loolu yokkaat nañu nga xam ne kon capacité de stockage yu bassin ba tamit dayoo ba boo dee seet yokkaat nañ ca lu nga xam ni vraiment wax dëgg yàlla dal na xel par rapport ak la nga xam ni noonu la meloon ba tey ci biir programme boobu muy volet bi nga xam ne moo yóbbu ndox mi rek li état bi programmé woon foofu it moo doon maanaam tëralaat beneen conduite bu bees bu nga xam ni dafa am beneen fu mu doon jaarale par nu mu tuddati Kër Ñang mais daf daan continuer waat jëlaat yeneen ndox yi nekk foofu parce que am na zone yu nga xam ne vraiment amul woon réseau mooy ci booru autoroute bi jël jóge Ndindi maanaam wër dem ba Kile foofu dafa bari woon ay problème daaw ndox mi jéggi woon na ba tuuruwaat ca beneen côté ba c'est-à-dire quartier Sëñ Mourtala boobee dem ba Ngiraneen ainsi de suite ak yeneen quartier zone yu nga xam ni mësuñu woon sax am ndox wala phénomène bi ñu dund daaw wax dëgg yàlla moom mësuñu ko dund foofa état bi li mu programmé loolu lépp ñu jagleel si ko te daal tegaat fa conduite mu jël ndox yooyu yëpp nag ba ay certaines stations de pompage sax ci diggante bi ñu def ko parce que conduite mënul dem directement kii foog mu am station de pompage de relais yu nga xam ni bu ndox mépp dajaloo mu proposé yóbbu ci mais sinon bu dee bu guddi bi quelque part dafay am ay difficulté moo tax ñu koy liggéeyee noonu ci biir loolu au delà wu conduite boobu dañu waxoon ni dañuy wutaat beneen bassin bu bees réceptacle bu nga xam ni mooy ëpp yu Kër Ñang ya nekk Daaru Rahman boo boole woon ñaar ya sax ba ñuy def fële vraiment ful na leen ñaari yoon c'est-à-dire boo boole woon ñeenti bassin yu toll noonu bi ñu di defaat ni vraiment dana am capacité de stockage bu toll noonu te it béréb ba nga xam ni foofa la ñu yaakaar ni foofa lañ ko bëgg a def du am problème par rapport ak environnement ba wala kii dana doon fu yaatu fu nga xam ni vraiment du impact ci population yi te it xëy na sax mën nañoo dem ba leneen ñu programmé ko lu jëm ci wàllu mbay ak yu demee noonu surtout ca zone ba nga xam ni fa lañ ko bëgg a jëmee loola lépp bokk na ci 23 milliards yi nga xam ni waxoon nañ ko léegi nag loolu volet eau pluviale bi rek la daal dispositif yu yokkaat ndox mi la ko yóbbu yokkaat pompe yi yokkaat conduite bi entreteniraat aussi maanaam
poches yi ak station de pompage yëpp boole ceeg le curage du réseau len ci biir programme boobu ONAS def na tout le réseau moderne bu nga xam ni ça fait plus de 8 kilomètres yu nga xam ne yooyu yëpp avec des hydrocureurs yu fi ñëwoon ak seen kii la yooyu ñuy lancé ci biir pour yëngal kii bi ci suuf dindi suuf si dindi affaire aspercé yi ci nekk yëpp ba génne ko loolu aussi programme bu mag a mag la ci ONAS def ren te lépp ci biir programme bi ma la wax nii vraiment ci 23 milliards yi ci la loolu dugg mais dafa am lu intéressant aussi lu nga xam ni dafa bokk ci programme boobu te loolu demoon ba vraiment doon ci dëkk bu tedd bi lu nga xam ni moom njàqare bi ñëpp la muy sëriñ bi muy nous la commune wande chef de village yi délégué de quartier yi mais même population seen bopp loolu mooy lan c'est-à-dire nappe phréatique bi nga xam ni dañoo demoon doon mu remonté maanaam jóg bay ball ci biir kër yi nga xam ni am na ñun constaté nañu ay kër yu nga xam ne ñaari at a ngi nii pratiquement muy noor muy nawet seen kër pratiquement ndox ma dana am hauteur 1 mètre du wàcc maanaam noor ak nawet amul wàcc maanaam kenn xamul lu mu quelque part sax day dem ba dolliku ay kër yu nga xam ne dañuy dem mujj liggéey ay tagare yooyu dañuy daaj ay lali dénk yu nga xam ne yu nga xam ne day am 1 mètre quelque c'est-à-dire rangale ko ci kër gi ci la ñuy lekke ci la ñuy julli ci la ñuy def lépp seeni néeg moom xalaatuñ ca dugg lu fay nekk meuble génne nañ ko dindi nañu ko parce que xam nga loolu moo 1 mètre quelque moom moo sutub lal yeeg armoire yi yëpp dañu ko mujj génne ko xamu fu ñu ko yóbbu mais da ngay dem kër yi nga xam ne moo nekkoon situation wu cimetière yi également cimetière yi tout à fait danaa ci ñëw mais ci kër yi laa toll woon mais barab yu njëkk yi pratiquement boo jaaree ci wet gi nga xam ne mooy njenne nga continuer ko maanaam wet googu yëpp di wetu Saalum gi moom ñaari at a ngi nii ba ñett yu nga xam ni nit mënatu faa teg tànk sax ba fay xalaata dencub néew waa Muxaddamatul Xidma ñu leen di nuyu au passage wax dëgg yàlla lu ne daj nañu ko ci dañuy luye ji ay pompe dañuy lu ne dañ koy daj nga xam ne seen pompe yi 24 heures sur 24 dañ ko fay teg muy pompe ndox mi di ko génne wala ñu yóbbu hydrocureur di ko génne te du tax loo génne tey bu subaa mu ñëwaat kër yi ma lay wax ni da ci am ko nga xam ne day ngacc fosse septique am tey maanaam foosu wanagam mais ñaari fan mu feesaat ba ëpp fa mu toll woon muy wane ni kon am na luy génnewaat ci suuf si di ball di ñëw lu nga xam ne ñun ñëpp la jaaxal vraiment kenn xamul lu mu doon loolu nag ci programme bi état bi ci ay jàngat yu nga xam ni def nañ ko ci ñaari at yi ak daaw bon borom xam-xam yooyu nga xam ne ci àndal ñu proposé woon ni léegi yaakaar naa ni daal danañu jéem a tenté maanaam programme yi fi ay forage yu nga xam ni dañu koy gas ci yenn gox yi ak gox-goxaan yi comme ça ndox moomu au lieu que ngay teg léegi hydrocureur wala nga teg ab moto pompe muy pompe léegi forage la ñuy gas nga xam ni day napp boobee ca lay nekk moom di ngecc ci napp bi di ko génne ñu versé ko directement connecté ko directement réseau bi nga xam ne moo jëm kër ña nga xam ne moom ak ndoxum taw wala lu mu doon lu ne bu ñëwee na machine yi yóbboo ndox moom la koy yóbboo. ñaata forage lañ ci doon forage yooyu li programme bi jëloon fukki forage ak juróom-ñeent. dem na sax ba dépassé ko parce que yeneen ñaari forage sax doolu sax ne sur demande yenn gox wala yenn kër yu nga xam ne day mujj vraiment da nga ko kii mais au début le projet lu mu kii loon c'était 19 forages yu nga xam ne programmé woon nañ ko 19 forages yooyu fii mu ne nii bënn nañ ci fukk ak ñaar Enan Chine mooy ki nga xam ne moom moo gagné marché boobu fukk ak ñaar bënn gun na ko ci kon mu des à peu près juróom-ñaar si li nga xam ni moom la ñu waxoon ni moom lañ fi bënn juróom-ñaar yooyu ci suñu visite bu mujj bi nga xam ni muy le préfet le sous-préfet la commune waa Muxaddamatul Xidma ña nga ca woon waa Touba ca kanam ña nga ca woon ak yeneen partenaire au développement nga xam ne c'est des chefs de service yu nekk fii àndoon nañ ca li ñu constaté ci biir fukki forage yooyu ñaar yu bënnagun mettre nañ ci en service juróom-benn yoo xam ne ñu ngi dox juróom-benn yu nga xam ne ñu ngi pompé ñu ngi dox parce que forage yi fi ñu leen bënn dafay am descente courant bi ñu tolloo foofu xam nga Sénélec quelquefois seen compteur yi dafay manqué yu mel noonu moo tax sax yeneen yi ñu bënnoon fukk ak ñaar yi yëpp démarré wuñu mais juróom-benn yi moom ñu ngi fonctionné mais résultat bu ñu si am ni yow Sow dañu constaté ni maanaam zone par exemple zone Touba mosquée boobu maanaam barab yi bàq ya ak nga ñëw si côté njannam mooy côté Surra ngay continué noonu pencum Daaru Xuddoos wala nga dem guy mbind fi nga xam ni forage yooyu mi ngi tàmbali di fonctionner maanaam on a constaté que ni napp bi maanaam wàcc na de 1 mètre 1 mètre maanaam rës na ko ci biir kii bi te zone boobu di tàmbali dox rek moom moo ñu wan loolu
kon ce qui veut dire que ay côté Ndaamaatu ak côté yeneen ñi gën a sori te danañu am ñoom aussi am na ci fu nga xam ni programme nañ bënn fa ay forage te ñoom aussi bien ndoxum taw mi ngi wàcc di taaj seen biir mais napp bi aussi mi ngi génn ci suuf parce que difficulté majeure zone yooyu mooy napp bi day yéeg ndoxum taw mi ñëw doole ci bu suuf si dee ci suuf di ball li ci kaw di wàcc mais ndox quantité bi day bëri inondation yi day gën a bëri maanaam foofu moom solution amu fa c'est-à-dire am xamal ni ñaari ndox ngay am ndoxum taw ak meneen ndox muy génn ci suuf bi mais ginnaaw xëy na effort yi nga xam ne état mu ngi ko ciy def ak yi ci mairie bi di def ak partenaires yi ngeen ciy lëkkaloog yëpp xëy na ñu bëri ci askan wi mën nañu jàpp ne jafe-jafe inondation mënoon naa jeex ci bu ñu xayma li ngeen ci dugal ci kopp rek li ci état def ak yi nu mel yëpp naam sax bu fekkee ni sunu borom li muy wàccee ci tawam moom kese moo ko xam mais lan moo sooxe ba léegi que ñu am une solution yaa ngi koy wax léegi une solution définitive sax mënul am ci inondation bi xëy na wala dina lu yor jafe-jafe mais xëy na sax au moins mu gën a apaiser ba askan wi jafe-jafe yi ñu doon jànkuwanteel mu doon loo xam ne dafay am solution waaw loolu li ma ci mën a tontu ci jortu ni xëy na moo tax résultat boobu ñu wax maanaam amaguñu ko parce que wax naa ko tantôt effectivement c'est-à-dire 100% ñu régler le problème de l'assainissement au niveau Touba dana jafe li ñu dal Touba moom la Ndakaaru di dund moom la Kaffrine dund moom la feneen di dund pourquoi parce que Sénégal maanaam li ñuy wax le plan d'aménagement du territoire ñaare loolu dafay yéex par rapport ak nit ñi ni ñuy dëkkee rawatina Touba nag c'est-à-dire le boom démographique doy na waar urbanisation bi fi c'est galopante au niveau de Touba te amul woon vraiment ay programme yu leer lu jëm ci lii ba fàggandiku gàttanu c'est-à-dire anticiper balay lii di xew maa ngi lay junj léegi nag dëkkuwaay yi day gën a bari institut day gën a bari ba nga xam ne espace yëpp dañ koy occuper dañ koy tabax te li gën a doy waar mu am ci zone yu nga xam ni normalement nit waru foon dëkk waaw nit waru foon dëkk parce que doon na loolu la ñuy wax ay zone non aedificandi c'est-à-dire nit waru fa woon dëkk pourquoi parce que zone ndox la gis nga boo demee ci réew yu mag yi ñoom fii mu ne boo demee nii ñuy def di génne ndox yi génnewuñu ndox yi dañu ko bàyyi ci biir dëkkuwaay ya ñu aménagé ko day seral aalam bi da nga ci dund yu neex maanaam atmosphère bi day neex day sedd day féex pourquoi parce que danañ ko def de sorte que nit ñi ak ni ñuy dëkkee dañuy dëkkaale ak béréb bi ndox yi waaye nag ki biir xuri ndox yi kenn du fi dëkk wala boog bu ñu fa dee dëkk am na fu nga xam ne dañ caa dëkk ci biir xuri ndox yi fu gën a xóot suñu zone yi mais fekk na am na un plan d'aménagement bu ñu def bu nga xam ne lu fa mënoon a taw bu adduna yi ndox mépp doon wàcc ndox mi fekk na ca suuf fi ngay dëkk nii ci kaw préparé nañu fa lu nga xam ni ndox mu mën a wàcc dana fa jaar dana dem fa ñu ko bëgg mu dem fa loolu nag dafa naqaree dabuwaat par rapport ak ñun suñu dëkkuwaay yi ni mu mel masalam demal Ndaamaatu demal feneen ak feneen fu nga xam ni fekk nga étage ay R+2 R+3 ñeneen ñi c'est des rez-de-chaussée wala seeni gable ni tabax nañu ba pare te fa ñu dëkk aw xur la bu nga xam ne ndox mi ala kulli alin wala wax na ko ndox mu teggi aw yoonam c'est-à-dire dafay dellu si foofu te fekk na ñoom ñëw nañu nag tabax ko la ko def nag at yi jàll ni ak sécheresse bi dañuy dikk fekk fépp ñuy topp natt rek joxe alors que fi ñuy natt xëy na at yooyee ndox mi bëreetul woon du ñu woon gis ndox mi di fa ñëw lu bari mais bii ndox mi ubbi waatee ci at yi gis nañu ne fu ndox daan taa dafa dellu si waat di fa taa mais ci anam yi nga xam ni dafa ful ñaari yoon lam daan ñëw pourquoi parce que pluviométrie bi ñuy ñëw ci at yi moom wax dëgg yàlla bu ñu seetloo moo ëpp fopp ati sécheresse yi ñu nekkoon nii loolu nag tax na ba résultat yi ngay wax nii programme yi dafay fekk ni am na déjà gap bu am ci li ñu waroon def ba pare kon li ngay teg c'est-à-dire donte bëgg nga koo teg mu dem dana am béréb yu nga xam ne da leen di contourner da leen di wër comme da leen di contourner nag zone yooyu ba tey problème booba dafay des par exemple loolu li tax ma wax loo gis nga tey jii nii xëy naa ci suba di wër ay interpellation sama téléphone bi am na benn groupe bu ñu teg muy groupe suñu commission assainissement bi fu ne demal par exemple garage Jolof tey jii am na ko fa nekk koo xam ne conseil municipal la ci secteur transport lañ ko jëlee muy Adama Samb depuis ce matin la ma envoyé vidéo ñoom fii mu ne depuis bërki démb génn nañ garage yu Daara Jolof boobu mu nekk guñ mën génn nañ mënuñu fa nekk dafa fees dell c'est parce que réseau nekku fa te garage bi fi mu nekk dafa doon aw xur léegi nan nga mën a da nga leen di délocaliser yóbbu leen feneen jox leen garage le temps que nga defar fa réseau bu baax bu ko mën a jël wala ñoom dañuy kon ne nekk ca ndox ma ñu di ko curer c'est-à-dire pompage rek lañ mën a def wala teg pompe dispositif sapeur pompier di ko verser ci réseau ba te foofu réseau sori na fa
te loolu ay difficulté lay indi fi mu ne yu mel noonu mooy tax ba programme yi ñuy teg donte lu baax la même buñ ko exécuté à 100% résultat ba nga xam ni moo waroon a kii ba ñëpp maase maanaam féex ci loolu quelquefois vraiment pour mën a nekk sax loolu gaw ma ne mën a nekk ndax ñooñu déjà fa ñu dëkk problème am na fa déjà parce que ci xur la ñu nekk déjà tant que ñu ngi ci biir xur wa nag ndox ma moom mu ñëw nga ngacc ko rek ngay man wala nga dem a dem ba di seet yenn ruelle yu nga xam ne mën nga fa teg ay conduite ay canal yu ndaw pour que génne ko te loola xam nga toujours buñ ko di def aussi ay defin lay doon yi nga xam ne ci kaw lu jafe-jafe lañ koy def ndax déjà fekk na ñu ngi dëkk ba yaa ngi wax léegi ci ay bërëb yoo xam ne ay réseau la yoo xam ne ay bërëbu inondation la yoo xam ne amuñu xëy na matuwaay dispositif bi nga xam ne moom ngeen teg ngir gàttandu askan wi ci jafe-jafe yooyu xëy na comme ñu ngi ci nawet bi ban taxawaay ngeen di am ba ci jafe-jafe yi nga xam ne ay bërëb la yuy taa te amagul réseau mairie bi fexe ba ñu am dispositif bi nga xam ne moom la ñu soxla. jërëjëf loolu fi mu ne nii ponk bu am solo bu nga xam ne daf may delloowaat ba tey ci sama PA yi mooy le plan annuel d'investissement boobu ma junjoon loolu bokk na ci lu ñu xayma c'est-à-dire ay motopompe daaw yaakaar naa ni jënd nañ ci une soixantaine bi yëf yi amee nii une soixantaine de motopompes séddale ko ay daayira ak association ba tey ñoom ñi ngi pompe yooyu ci quartier yi bërki démb am nañu dëkk booru gaar bu ndaw ñu doon réunion ñoom ñoo taxaw di sant maire ne ko pompe ba ñu joxoon daaw de ni mu ñu dimbalee ba ma nga fa fi mu ne entretien daan na ko ba teg ko dañuy xaar yëf yi ki rek ñu delluwaat te yemuñu ci c'est-à-dire motopompe yooyu bi ñu ko këlee terewul ñooñu léeg-léeg mu am ci ñu nga xam ni c'est-à-dire à court de moyens parce que quelquefois dañuy laaj dañuy cotiser ñu dellu si waat commune ne mais attention ñun kat suñu pompe ba vraiment quartier ba yëpp ñi ngi dem ñi ngi pomper mais dañoo yittewoo ku ñu dimbale si gasoil lañ ci joxe daaw si gasoil kenn xamul kenn mënu ko quantifier daaw bi mbënd mi amee nii ay pompe yu bare lañ joxe mais terewul nit ñooñu dañ doon dellu si waat di sàkkuwaat gasoil bu ñu leen accompagner te ba ren jii aussi loolu bokk na ci suñu PA yi donte joxe nañ ci une soixantaine daaw ren aussi suñu PA yi on a programmé d'en acheter encore fii mu ne nii une trentaine te boo ñëwee commune boo ñëwee am na 20 motopompes yu nekk foofu yu nga xam ne kenn utilisé gu ko te ci loolu la jëm c'est-à-dire une fois que problème am xam na groupe bu organisé bu nekk foofu mu ñëw ñu jox ko mu dem ngacc loolu dellu si waat léegi nag dañu bëgg cette année ci aussi daal li ñu defoon daal sax joxe ko directement mu dem ba léeg-léeg xëy na am na ñu nga xam ne ñu ngi manifesté ne joxoon nañ leen mais seen bopp danañ ko utiliser mais am na ñu nga xam ne ni ñu ko joxe woon daaw ci métti gi ni ngi leen di sollicité mais rek mu ne dem leen jox leen quelquefois mënuñu leen identifier mais rafet nañ jot ci ne ma nga ñu téye pour que zone yanu nekkoon na mu doon taawe daaw te population yanu dëkkal doon leen sur ay ndaw lañu ay association lañu loola ñu gardé waat ko ba vraiment bu ñooña waree laajee ndimbal ñoom ñu dimbali leen mais programmé waat nañ jëndaat yeneen yu bees une trentaine bu bees bu nga xam ne ci suñu programme ren bii lay bokk aussi fekk si fa 20 nga fa nekk ne yu tege yu kenn laalagul demul waaw loolu lépp vraiment c'est des programmes yu nga xam ni yooyu nga xam ni amuñu réseau te ala kulli ndox ma fokk mu nekk fa te dañ leen gàttalu te niñ leen mën a gàttaloo mooy dem ngacc ndox ma rek lañ mën a gun ndax réseau nekkagu fa bu ñu ne woon tey nañu programme nañ fa def réseau liggéeyu travaux moom xam nga ni mu demee c'est des marchés da nga koy lancer le temps que ngay évaluer di ko attribuer presque boole seet dana yegg diwén kon yu mel noonu li ñuy constater nag dañuy constater que ni fii def na xëy na loola bu ñuy defar orientabilité ñu xalaat xool ba bu état bi dikkee bu ñu ne gox beekat amuloon réseau nañu ko bind waale ci programme d'investissement yi nga xam ni xëy na état ca loola moom moo ko mën ba buñ ko def ñu jéem a seet réseau yi foofee nan la ñu fay dollee ay réseau ci biir dëkk bi ba vraiment jëlee ndax pour dellu si xam naa ne yaa ngi bëgg dem ci benn question mais daaw bi yëf yi méttee le maire a été très pertinent li mu wax état bi ñu toogee ci programme d'urgence boobu ñu doon tëgg nii def ni leen woon Touba dafa bari ay xibla c'est-à-dire du côté Saalum gi rek fa la ndox mi war a jëm parce que fii mu ne seetal lu nekk Guédé wala mu nekk garage wala fii Hizbut Tarqiyyah nga bëgg koo jële fii yóbbu ko Kër Ñang mu jógee Kër Ñang jëm feneen mais anamoo nga amoon réceptacle bu nekk ci côté bii côté gànnaar bi day gën a jigéen day gën a jigee te xëy na mu baaxee fële tamit baax na fii parce que boo mën nañ cee bay ñu fexe ba lijjanti fii ay bassin wet gi lijjanti ko ci penku bi lijjanti ko ci côté sow bi loolu maire proposé woon na ko daaw loolu yëpp état bàyyi na ci xel commune bàyyi na ci xel yeneen partenaires yi nga xam ne muy Touba ci kanam bàyyi nañ ci xel parce que nee naa la région yooyu dañu koy link quartier général lañ ko tuddee dañ ñëpp nañu indi xalaat yi ñu bokk ko togg tëgg ko ba bu ñuy exécuter kenn ku ne lu mu mën a def ci loolu ci pàcc boo ci mën a def boo ko defee rek ñu intégré ko ci programme bi yaakaar naa ne bu yooyu yëpp dajee dana yéex naam waaye nag bu ñu tëwee bàyyi
yàlla mën na def tawfeex ba vraiment coono ñu nekk ni dinañ dem a dem. d'accord bëri na ay naal yu ngeen naal bëri na ay jéego yu ngeen ci def waaye xëy na pour mu sotti dëgg-dëgg foog ngeen am ci aussi lëkkaloog askan wi. tout à fait ci naal yi nga xam ne naan ngeen ko dimbal gi du lenn lu dul xëy na ci li ma jàpp mooy nit warul sëkk buntu këram bàyyi buntu kër jàmbur rek yi nu mel ndox mi di comme ni nga ko waxee léegi liggéey boobu ngeen war a lëkkaloog askan bi fan ngeen ci toll. gis nga Umar loolu ñi ngi ci wax guddi bëccëg ndeysaan maire dama koy yërëm léeg-léeg nit dañuy dikk di solliciter c'est-à-dire sama kër day taa yónnee ma camion suuf defal ma camion suuf dañu ba ñëw sëkk ainsi de suite gis nga balaa ñu koy def ñàkk pexe lay doon parce que sëkk fi mu ne nii du solution. day causer problème yu bari. voilà du solution. waaye terewul léeg-léeg nit ki dana toll fu nga xam ni. aajo na ko. maire dana ko dimbali ci loolu ngir na sërës ka sax wax dëgg yàlla par exemple màggal di ñëw kii fi nga tegal ko au moins mu mën a màggal. wala mu am ay xew-xew ay cant laa ki def nga defal ko sax pour mu mën a màggal. maa ngi lay junj léegi charretier yi seen béréb yooyu pour ñu mën a taxaw liggéey il faut que loolu nga def ko mais sëkk du solution. sëkk du solution d'ailleurs loolu fi mu ne nii moo gën a occasionné. maanaam jafe-jafe yi ñu am ci ku daawul amum ndox di amum ndox wala ndox mi ni mu daan dayoo mu gën a bari parce que dañuy dénaturer physionomie wu topographie dëkk bi maanaam ni dëkk bi bindoo woon nga xam ne peut-être mën naa jóg ni am mbartal mu nga xam ne ndox mi bu jógee mën naa déparé benn xeblab dëkk bi ba daanu ci beneen xebla bu amee yoon ñu mu jaar day dem foofu te di jotee kenn dara mais léegi sëkk yooyu day tëj ndox ci ab roq bu mu ko waroon tëj c'est des problèmes wala mu tuxal ko yow yaa ngi nekk fii xëy na mën nga sa bopp defar nga sa buntu kër sakk nga sa buntu kër denn ngaa ñeent ñu néew doole ñu nga xam ni waxuma la def loolu ndox waaye da nga leen di dolli ndox sax ndax day gën a bari ndax la daan romb di dem nga xam ne yow yaa leen mujjee côté bi ñu romb dem léegi dootu romb day tëju bu fekkee da ngaa bàyyi à temps plein lu ñëw lu ne wala ngaan dem ñoom du ñu amul ndox mais boo ko sëkkee ba ndox mi mënatu la yéeg loolu lu ñëw rek déjà day des foofa dootu dem fenn du tasaaroo du jàll feneen te ñoom rek lay des kon ñooñu lor nga leen ñaari yoon non seulement jox nga leen ndox daawuñu ko wax mais dolli nga leen ndox mu nga xam ne amul fu muy appe ji yem amul fu muy yem day dolli ko rek tant que mi ngi taw muy dolli ko loolu ay jafe-jafe la sëkk moom wax dëgg yàlla du solution donte ñi ngi koy def ngir ñàkk pexe quelque fois ci nit gu nga xam ne sonn na coono bu nga xam ne bu ko sàkkoo wax dëgg yàlla fokk ñu ne ko yéen a ngi ciy soññ askan bi it ñi ngi leen ciy soññ di leen ko wax pour que ñu def yeneen solution ñu bàyyi sëkk bi te jéem a xàll au moins yoon mu dem xatal ko mu dem nañu xàll rek mu dem parce que quelque part fii mu ne nii wala xëy na ñu fexe ba commission bi jot ci su fekkee ne dañu ne géde ci bërëbu nangam dafay am ndox te xëy na commission ba yegsiwul fa gisul ko ñu fexe xëy na balaa ñu ci sëkk ak def yi ni mel ñu xool lan la ci commission bi bon quand je parle de la commission je parle de la mairie de la commune c'est-à-dire moo tax les délégués de quartier ak population yi c'est-à-dire li baaxoon muy lëkkaloo bu am solo man bu ma kilee nañu dem ci délégué quartier yi won leen jàmbat leen délégué de quartier dem ci chef de village ñu ñëw commune wax ñu gis physiquement bu ko defee ci biir cadre bi ma la wax nii nga xam ne la commune nu mu tuddati l'état l'administration qui est là les chefs de service pourquoi pas Touba ca kanam sax ñu dem seet solution bu gën a appropriée pour loola ñu mën koo régler moo gën kenn ku ne sëkk man ma sëkk yow nga sëkk keneen sëkk ñu fexe ba ndox ma la doon dem sax dootu dem day tëju te loolu lépp vraiment communication rek la laaj nit ñi ki leen booba tey ñi ngi ci wax fi mu ne am na beneen affaire bu nga xam ni li nga wax ni moo tax moo ma ko fàttali xoolal par exemple population yi li ñuy def ci réseau eau pluviale bi fii dafa am ñaari façon réseau yu fi am yu nga xam ni ndax benn bi mooy réseau pluvial bu yàgg bi nga xam ne depuis Serigne Abdou Lahad wax la fi nekkoon parce que am na bu nga xam ne noonu la njëkkoon a tàmbali ci jumaa ji jaar marché Ocass dem côté gare bu mag foofu la yemoon sëñ Ablaat moo ko fi defoon sëñ Saliou bi mu dikkee am na yu mu ci dolliwaat nga xam ne dafa yokkaat ci yeneen quartier yi wër fii ay Daaru Minam ainsi de suite nga xam ne loolu sëñ Saliou moo ko defoon bi régime Ablaye Wade bi mu ñëwee en 2000 am na beneen réseau bu mag bu mu fi créé bu nga xam ne mooy kunti mu mag mi mu gas ba mu dem ca kile ba ci la Kër Ñang amee istuwaat ci la Daaru Rahman amee loolu di beneen réseau bu fi mais loolu ndoxum taw kese moo ci waroon a dugg te moom la ñu ko waajal mais fi mu ne li ciy sonle ba performance résultat bu baax doo ko am ci réseau boobu mooy ni Omar Sow nit ñi sama classe gi dañu jël seen fosse septique yi dañuy profité maanaam branché ko ci réseau boobu te xam nga fosse septique dafay def pat c'est-à-dire dafay diis te ndox mu nga xam ne dañ ko teg pour mu wala ngaan dem bu fekkente ni dafa chargé dootu wala ngaan dem te li gën a doy waar
bu dee nawet bee dana dox mais bu noor bee pat booba day wow ci biir réseau mooy indi mbuus yi nga xam ne dafay fatt mbuus yi ay mbalit la voilà dafay fatt kii bi pour mu bañ a dugg ak mbuus yi ay mbalit la yu nga xam ne nit ñi fii ne mbalit ak lépp des fois da ngay fekk ñu dugal ko ci biir réseau bi xam nga loolu nag doomu aadama sëñ bi yow dañ laa defal nga wëlbatiku ci sa tayyeel ci sa xawma nu ma ko mën a waxee ngay jël lu nga xam ni dëppoowul fu nga xam ne dañu ne ndoxum taw ngay jël ay mbalit di ko ci def di jël ay xeer ay weñ. te loolu si jafe-jafe lay indil bassin bu Kër Niang nga xam ne ni mu waroon évacuer ndox mi ci nu mu gën a gaawee. du ko mën a def. dem nañu fa maanaam boo ñëwee la nga xam ne moo fay ñëw ci déchet plastique ak leneen nga xam ne day mbaal ci kaw. kenn xamul nu mu da heureusement dispositif bu bees bañ fa dañ ko sécuriser. ak genre grillage bu nga xam ne léegi dootul dugg foofu day flotter ci kaw. mais yeneen yu njëkk ya. mais da daan dugg ba ci biir pompe yi fi pompe yi nekk nga xam ne mën na dem obséder pompe yi ba gën ko diisal gën ko chargé pompe yi dañuy lakk. parce que plus que nga chargé ko mu diis ndox mi diis woo yëfatul pompe yi lakk sax dañu koy def. te yooyu yëpp nag nañu xam ni maanaam jëfi nit ñi la dañu laa tegal lu nga xam ni c'est pour indil la loola noppal. yow nga dem defaat ci lu nga xam ni waroo ko def ba la ñu la doon bëgg a noppale nga yàq ko. xam nga loolu tamit lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la. alors ci tënk ndax daanaka li ñu dese ci waxtu bareetul. muy nag ñu ngi dëtmal màggaluk Touba. te ci septembre lay doon. olof sax di ko wax satumbar. xiin taw xiinul taw. lan moo ci taxawaayu xëy na commune bi ci au moins il ne reste que. ñu am un plan boo xam ne dina dimbale askan wi ba ñu mën a génn ci màggal gi. waaw xam nga. plan bi ñu am ci màggal gi moom génnul plan bii ma la wax la parce que ci biir commune bi dans le cadre du PA yi lépp lu nga xam ni war nañ ko def ngir taw nu mu mënoon a ñëwee ñu intervenir ci anam yu nga xam ni fekk nañu waajal ko loolu moom ni ma la ko junjee nii yemb na. mais danañ ko renforcer ci ponk yu bare bare. tout à fait. loolu mënul ñàkk bu dee le PDA nga xam ni état bi def na si aussi. yaakaar naa ni ñoo ngi suivre parce que seetlu naa fan yi mu tawee nii ba tey ji ci suba fépp fu nga xam ni point bas la par exemple tookër bi nii boo demee xam nga daaw bien que Touba ci kanam def na fi réseau mais ndox mi daan na fi def ñaata fan du dem nga ñëw Daaru Xudóos ci tali Daaru Muti bi ñaata fan bu masaana taw nii 24 heures 48 72 heures du dem nga dem Shell ba dem feneen c'est-à-dire loolu boo seetloo ren jii ak waajal la gu bokk ci PDA bi moo doon lan nañu defaraat bassin Kër Niang nañu yokkaat dispositif de refoulement ba mu yokku ba lu taw ay heure lay def dem ci point bàyyi ci axe yi daaw bi mbir ni mi amee màggal gi sax am na ci ay fan yu nga xam ne vraiment da jàqare da cee am pourquoi parce que béréb yi nga xam ne ci voies d'accès principaux yi nekk ci dëkk bi la alors dañu doon arrêté pompe yi nekk fii parce que bu ñu ko continuer mu indi géeyee Kër Niang ba mën a lor ay doomu aadama loolu nag ren c'est-à-dire programme ko ci màggal gi ba dispositif bi dara du taxaw comme ni mu def ni bu tàkkee ab temps plein pompe yëpp dañuy tàkkandoo ba ndox mu nekk ci yoon yi ñu évacuer ko mu dem loolu benn la ci beneen bi ci des aussi ni nga ko waxee dañoo jatu taxaw pour vraiment fekk si parce que ni nga ko waxee ren la màggal gi gën a dugg ci nawet maanaam xolub taw bii waxtu woowu muy amee moom dafa doon waxtu wu nga xam ni effectivement taw bi day bari kon te it réew mi dëkk bu mel ni Sénégal ak Touba nga xam ne mbay mooy suñu koom mi nga xam ne moom la ñu gën a téye parce que yeneen yi moom pétrole beeg gaz beeg yooyu yëpp d'accord mais du ñëpp ñoo ci jote te it li ëpp ci population bi ay agriculteurs ak i éleveurs lañu. dañoo ñaan yàlla nag yàlla ji taw. waaye na ndox mi doon ndox mu sedd mu indi jàmm. kon ba ci màggal gii xëy na ak péex lañ ciy ñaan ngir ñu man li ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko ni waaye nag dañoo ñaan yàlla ji taw de moom ndax loolu mooy njëriñul dëkk bi. kon ñun xam nañu ne ala kulli alin période màggal gi muy amee ren moom ci période ndox la moo tax li ma la wax mesure yëpp dañ koo jël jonguru taxaw ba lu ci mën a xew parce que. aussi bien mu doon ay opération de curage ak lu mu doon lu yëpp waajal nañu ko. ñun déjà am nañu lu ñu am. mënul matale ci lu tàmbali. wande doté nañu sapeur pompier ak ay pompe yu bëree bëri te dana am yeneen programme yu nga xam ne ci programme état la nekk en appoint pour que ëllëg bu loolu amee aussi
à quelque point que ce soit ñu mën faa préparer dispositif bu nga xam ni dana mën a continuer di pomper à temps plein parce que li opération Orsec wala état di ko indi ñaari ay pompe yu mag a mag lay doon yu nga xam ni d'ailleurs fii mu ne nii waa sapeur pompier xaaruñu ba mu taw démb wala kii am na façon pompe yu nga xam ne dañ koo teeloon a teg ci yenn gox yu nga xam ne xam nañu foofu moom bu xiinee sax ndox ma wàlli ko fa mel ko melokaan bu nga xam ne kenn xamuloo dañoo bërki démb dañoo kile rek agent ya fa war a monter ji dañoo dem ko ni fa la ñu yendu fa la ñu fanaan 24 heures sur 24 pompe bi du fay waaw yooyu vraiment danañ ci waajal yu nga xam ni dana dem ci gox-goxaan yi ba vraiment fu ci kile ñu mën koo jërëjëf Baye liñ ñu cëraloon ci waxtu jeex na ñu ngi lay sant bu baax lan ngay tàggatoo waaw xanaa santaat yàlla bu baax a baax rek vraiment di leen gërëmaat ni ma ko waxee Almouridiyyah ndax taxawaay bi c'est-à-dire ni ngeen di gunge sëriñ bi parce que gunge sëriñ bi laay wax parce que ku mu ci doon kii fii ne ci ndigalul sëriñ bi wala bokk lu mu mën a doon yéene ba nga am ngërëmul sëriñ bi ngay dàkk ci la nga def mais topp gi ngeen leen di topp wante ci biir topp googu dama ciy gis professionnalisme dama ciy gis dund bu ngeen di ànd ak ñun di dund liggéey ba nga xam ni ay jataay yu mel nii buñ ko toogee man mënoon naa la bàyyi yow émission bi nga def ko ndax amu ci loo ci téyewul commune ba bu ñu dee waajal suñu budget da ngeen di ñëw teew lu ñu xayma lu ne fii ne yaa ngi may laaj waaye xam naa lépp xam nga ko rubrique par rubrique chapitre par chapitre mënoon ngaa toog ni lii waajal nga ci lii waajal nga ci lii xanaa kay da nga naan ma ndax def nga ko wala defagoo ko kañ nga koy def te même jaakaar naa ni même le PPM bu l'avez c'est-à-dire lu mu ci doon lu ne nga ni ma programmé woon nga ko waxoon nga ni wax date bii nga koy def est-ce que tàmbali nañ ko est-ce que àgg nañu kon loolu vraiment dañ leen di sant et que loolu les organes de presse là c'est-à-dire lu mel ne dundin woowu la ñu war a ndox rawatina lu mel ni que vraiment les collectivités locales nga xam ni dañoo jege askan wi te li ñuy def lu ne dafa laaj vulgariser dafa laaj yaatal waxtaan wi ñuy waxtaan yaa ngi naan population yi yaakaar naa ni instance su sensibilisation la pour que nit ñi dégg nit ñi seetaan émission bi xam li ñu def xam li ñu mébét waaye xam ñoom aussi lan mooy seen responsabilité loolu lu am solo la parce que participation citoyenne bi daf ci baax te loolu yu mel nii moo koy mën a permettre bu ñu tëjoo rek lu ñu mën a def nit ñi lu ñu xam def nañu ko waaye la gën a garaaw nu ñu koy jëfandikoo sax mooy doon problème vraiment ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax di santaat sëriñ bi di ko ñaanal di ñaan ñëpp ñu ñaanal lañ ko yàlla dëgëralal ñu ko fi yàlla bàyyil ñu ko fi di ñaan ñu nit yéen bi ñu yoon wax dëgg yàlla defal ñu tawféex ak suñu maire Abdoul Ahad Ka ak ñi mu bokkal ñëpp wax dëgg yàlla defal leen tawféex ñun ñëpp ñu takk suñuy ndigg rek ba ngërëmul sëriñ bi ñu am ko ay ci kaw li nga xam ni sàlloo nañu ko mooy gàttandu askan fi ñu bëgg yàlla defal ñu tawfeex ñu matal. jërëjëf Baye Alla Niang mu nekk conseil municipal ci mairie bu Touba nekk it rapporteur commission bi nga xam ne moom la ñu dénk li ñu doon waxtaanee nii muy assainissement bokk ci ponk yi gën a am solo sax ci jamono ji ñu toll nii nga xam ne ñu ngi ci amal liggéey bu am solo. yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci ànd bu rafet beeg qualité gi di leen jox dig daje ci suñu beneen jotaay waxtaanee leneen loo xam ne daanu ci indi leeral jàpp ne ñi ñu jàpp ne am nañu ci xam-xam ñu ànd ceeg ñoom jërë ngeen jëf.